waaw dañu ne ñun dey tey Covid bi yàqoon na réew mi ba ñu demoon ba yaakaar ne jóge na fi ñu naagu ñëpp wàccee seen loxo tey ñu ngi naan 4e vague donc chiffre yaa ngi yéeg bu nga xamee ne bu tombeek nag élection yii ñu gëm ne calendrier électoral bi dañ ko war a régler dañ ko war a respecter waaye nag naan candidat leader politique bu ne yaa ngi defar ay t-shirt yaa ngi defar ay lacoste yaa ngi defar ay support na leader politique bu nekk tamit mener la campagne électorale contre le Covid-19 mooy ku ne na wut ay masques yu doy wut ay saabu wut ay gel di ko jox nit ñi di ñaan ministère de l'intérieur ak préfet ak yooyu xam nañ fa rassemblement di am ku ñëw di déclarer sa rassemblement ñu sas la pour nga wut ay masques pour ñu mën a fexe def sunu wàll mooy fexe propagation wàllante bu gaaw bi mën a wàññeeku ba yàlla mën ko fee dakkal loolu nag ñun en tant que leader politique yàgg nañ koo wax yàgg nañ koo jëf waaye tey lañ ko gën a woote moo tax ñun sunu parti campagne électorale am ci loolu la ko njëkk a jiital alors léegi nag tey bu loolu wéyee ñu daal di taxaw àndoon nag coalition ànd Siggil Thiès joxe sunu récépissé pour coalition ba taxaw def ci taxawaay ñu njëkk ñoo fal jox ñu cellule com bi ñu doxal indi ay éléments de langage indi ay concepts yu am solo yu indi wax dëgg yàlla succès ci coalition bi bañ demee ba gis nag doxalin bi fi nga xam ne am na fa te doxalin boobu dëppoowul ak li ñu yaakaaroon ndax yore entreprise yore xaalis bu fekkee ne da nga jàpp ne moo war a tax da nga war a jiite dëkk bi juum nga ndax nit ki dafay am modestie du ci nekk ni ngay am xam-xam mën nga doon un grand manager au plan professionnel waaye doon un piètre leader au plan politique te Ablaye Dieye des naa mat kilifa pour mën a ñu dénk ko dëkk bi loolu nag moo tax ñu bàyyi ko foofu le 6 la ñu bind suñu lettre jox ko boobu ba tey sañu ñoo woo sañu ñoo jege ndax it moom doonul nit ku mat kilifa pour mën a wax ak njaboot ju ndaw ji mu yore muy coalition bi ñu bëri ñii ñi ngi bàyyi ñii ñi ngi ruumandaat ci suuf ñii ñi ngi kaas ci suuf man nekkoon fa di fa dox jàmm waaye am directeur de campagne am ñu ko ameen mbay nga xam lu xóor bu am ci dëkk bi rek mi ngi ci donc xëy na yéey noppam ba tax mu taxawee ni mu taxawee moo tax le 6 janvier ñu jël suñu décision historique ak suñu parti ne dañuy soutenir la candidature du ministre Yankhoba Diattara ndax président Idriss Seck ba mu nekkee tout puissant ministre d'État la def li mu def Thiès tey moom yàlla dogal na moo toog ci place bi ñuy décidé te tey dëkk bi Sénégal toll na foo xam ne maanaam am ku mel ni moom ci dëkk bu mel ni Thiès dina tax Thiès mën a gaaw a àgg fi ñu ko bëggee ci wàllu réalisation ndax ku naan ay 100 mesures wax dëgg yàlla 100 mesures moom xam nga ne téeméeri mesures moom wóor na la ne mënut a ne loolu wér na waaye moom ministre Yankhoba Diattara 10 engagement rek la jël 10 engagement nag mën nañ ko réaliser ci mandat bi nga xam ne mën naa ne ak it nag poste ministre bi dina dimbali jeune Thiès yi ñu mën a am accès ci internet beeg wifi beeg yeneen ak yeneen kon loolu moo tax ñu dogu ne fi mu toll ni bis ni ki keroog le 6 ñi ngi ci Benno Bokk Yaakaar képp ku ñu yaakaaroon doon gis suñu tur fële nekkatuñu fa ñi ngi fii te dinañu def ala accu bu nga xamee ne ku ne dina xam ne ndam li au soir du 23 yàlla dina ko dénk le ministre Yankhoba Diattara pour mu gën a dëgëral liggéey bi. est-ce que sa problème ak Abdoulaye Dieye gën a profond li nga wax fii ba nga koy quitté en pleine campagne. non gënul profond ndax xam nga ki nga xam ne moo la jox récépissé jox la ay concept di la jàppale di la bindal ses discours di la jàppale yow nga jàpp ne da nga am xaalis ndax boo waxee ma ne la non du nii lañ ko war a defee wala nii nga war a def. approche bii nga jël di ko jëmale ci kii bii baaxul nañ def bii maanaam yéen nga ne non kii dafa compliqué dafa bëri lu muy critiquer ak yooyu bu ma la bindalee wax la ndax man lépp dama koy bind te mi ngi ci suma WhatsApp man ak moom la ma ko doon wax bu ma ko waxee bu ma ko critiquer du ñemee tontu bu ma ko critiquer mu dër dootul wax waaw léegi nag nit ki nga xam ne nag yow da nga dugg ci politique te buñ la critiquer nga mën a nga doo mën a tontu kooku kenn waru koo mën a dénk dëkk bi ndax it man awma problème personnel ak moom lettre bi ma leen jox démissionné le 6 la ma ci waxoon gis ngeen ko bu doon damaa duggoon nag ci xeex depuis le 6 ba ma démissionné ca laa koy def buzz bu nga xamee ne indil ko ay coow waaye maa ngi ko mayoon occasion pour mu ñëw jubbantiku ñu mën a gindekonte mën a jubbanti li nga xam ne baaxul ak yi ci biir ndax Ameth Mbaye moomu ñu bëri jóge nañu ci moom ndax doxalinam ak waxam te nëbb na ko loo xam ne bu campagne bi avancé ba ca biir moom dina ko gis te dina xam ne choix bi mu porté ci moom loolu bokk na ci li koy xañ dëkk bi